yéen a ngi ànd ak même des médias mbokk yi tey dañu bëgg def ab jàngat ci li nga xam ni moom la ñuy annoncé démb ba léegi ci wàññiteel dund gi wàññi nañu ci ceeb bi kilo bi 25 francs jëlee ko 300 indi ko 275 ñu ni wàññi nañu diw gi jëlee ko 1200 indi ko 1100 francs wàññi nañu suukar si ñu ni jëlee ko 625 indi ko 600 francs nañ teewlu tuuti ñu gis bëlëf bi nekk ci biir wàññite googu nga xam ni ñi am seetlu ñépp xam nañu ni lu ñu xëpp ci suñu ay bët la mais kenn wàññiwul dara bu dee ci suukar si kilo 600 francs lañu ni moom lañu koy jaayee képp ku jaay lu ko ëpp dinañu la jàpp teg la ay amende jamono jooju mu am ci waa service contrôle bu ministère du commerce di def ay tournée ci ay boutique yu nekk ci banlieue bu Ndakaaru jàpp nañu ci ay commerçant yu baree bari yoo xamante ni bii dañu leen a teg ay amende teg loxo ci seen ay marchandises seen ay restant sucre xam ngeen ni association boutique yi nekk ci Sénégal defoon nañu daje ak taskatu xibaar yi dénoncé boobu la situation boobu la jaay doole ak ñàkk ànd gi ñi ñàkk ànd ci ni ñu leen bëgg a forcé jaay loo leen loo xam ni bokkul ak fi ñu koy jëndee muy grossiste bi xam ngeen ni Sénégal bu ñu waxee suukar usine bi koy defar fii la nekk ki koy jaayaat di grossiste bi fii la nekk ki koy jaay détaillant fii la nekk mënuñu weñ loxob kiy jaay détail ni koy da ngay jaay 600 te fa muy jóge di usine ba wàññiwul grossiste bi itam wàññiwul alors ñu jékki-jékki téye seen loxo ndax dañu dem ci jamonoy élection nit ñi talatuñu wàllu consommation ci boutique yi am na ñoo xam ni respecté wuñu dogal bi parce que kenn du jaay di perte ñuy jaayee 650 ñenn ñi di jaayee 700 am ñuy jaayee 625 am ñoo xam ni ñu nga continuer yam ca 600 ba waaye xam ngeen ni ci grossiste yi ay bis bi weesu muy ci début mois de février la saaku suukar yokkuwaat beneen 1000 francs muy 31000 la benn saaku suukar bu 50 kilos di jar kon impérativement kiy jaay détail faw mu yokk njëgu suukaram bu ñu ne kon kilo suukar 625 la woon ñu tegg 25 yi mu nekk 600 yow ñu doon jaay 625 da nga leen bundu xatal teg leen ay daan ñiy jaay 650 ak 700 nga bàyyi leen fa potox ndollu ci ni yéen waa Sénégal kilo suukar 625 la doon jar wàññi naa 25 yi alors musta existe ci jaaykatu Sénégal yi kenn kuy jaay kilo suukar 625 francs 600 la ñu gisoon te ñoom nguur gi ñoo ko saxaloon ci jaaykat yi am ñu të ngir bañ a jaay di perte di jaay 650 ak 700 625 bu fekkee am na ñu ko doon jaay day man gisuma boutique bi te it nag taxu koo yaatu itam ci Sénégal donte mun naa am nag mais fi ñu annoncé ni fa la ñu ko jële ak fi la ñu ko indi njëg googu daanaka amul woon Sénégal fi ñu ko indi tey fa la ñu ni woon kilo bi musu faa jógee ba tax ñu ni woon képp ku ko paase ñu teg la ay daan muy 600 alors jëf yu paradoxal yooyu mel ni kuy lëndëmal nit ñi la jaadu ci Sénégal yi surtout taskatu xibaar yi ñu koy noté di ko setantal di ko leeral Sénégalais yi ñuy xam nax gi bàyyeeko ci nguur gi jëm ci ñoom ñu ni kilo ceeb 300 la doon jar ñu dindi ci 25 di ko jaay 275 ban ceeb yenn saa yi nga dugg ci bitik jënd ceeb même modèle bi muy ceeb non parfumé 350 yenn saa yi 300 tout dépend ci ceeb bi saaku bi muy nekk ak xëy na kiy jaay détail ñaata la koy jote ci grossiste bi mais gëj na ci Sénégal ñu am njëgu ceeb boo xam dafay fixe wala ñuy déterminer ceebu parfumé bi ceebu non parfumé ceebu volet bi c'est-à-dire que sénégalais bi consommé day dem ci boutique bi rek ni ko jaay ma kilo ceeb ñaata mun ko 300 350 400 voilà
amuloon benn précision bu leer boo xam ne xam nañu ko ci wàllu commerce ceeb bi ci boutique yi jaay détail li tax détail bi intéressé ma mooy ñu ëpp ci Sénégalais yi détail la ñuy jënd ndax mënuñoo dajale ci seen wàllu koom-koom lu tax ñu mën a jënd saaku ceeb looloo tax sax d'ailleurs bu ngeen nekkee ci seen jamonoy campagne ci localité yi bu ngeen fa demee ci localité yi li ngeen di dimbalee nit ñi mooy ceeb li ngeen di dimbalee daara yi mooy ceeb foog ngeen ni maye ceeb mooy caabi ji lay permettre nga ubbi toutes les portes pour am accès ci askan wi qu'est-ce que ça veut dire mooy ñi may dem kon xiif nañu ñi may dem kon sonn nañu ñi may dem kon seen loxo jotul seen ginnaaw Sénégalais boobu nag moo yëgul fan la ceeb bi wàññeekoo boo ko nee wàññi naa ceeb wàññi naa kilo bi 25 francs ki doon jëndi saaku ceeb doon ko jënd 10 500 bi nguuru alternance su Macky Sall bii di falu 10 500 mu dem ba même saaku ceeb bi doon jar 10 500 mu ngi jar léegi 15 500 ñaataa ci yokkoon junni léegi détaillant boobu nga xamante ni bi def ci yokk junni ci li muy jënde nga ni ko wàññi naa ci kilo ceeb bi 25 te 15 500 yi mu doon jënde 15 wàññeekuwu ci wala 15000 bi mu doon jënde 15 wàññeekuwu ci waxuma ceebu parfumé de ba léegi maa ngi wax ak ñi nga xam ni mooy seen loxo jotu seen ginnaaw parfumé moom passé na 20 000 mais ñi nga xam ni dañuy jënd ceeb ngir mën a dund sauver seen dund sauver seen vie lekk ko ngir dund wutuñu ceeb bu neex wutuñu ceeb bu ñu naan qualité la ak du qualité mais ceeb bi accessible lay wax saako bi mooy jar 15 500 waaw commerçant bi ko doon jënd 15 500 daaw ba léegi mois d'août ak septembre commerçant bi ma doon jaay saako ceeb mi ngi ma ko doon jaayee 13 500 septembre octobre mu jaay ma ko 14 000 octobre novembre décembre mu jaay ma ko 15 000 janvier mu tegaat ci 500 mu ni saako ceeb boobu noonu moo doon jaayee 13 500 léegi mu ngi jar 15 500 ni ma lay wax diggante août la ak léegi lu ma kenn nettaliwul man maa ko dundal sama bopp léegi yokkute googu am noonu commerçant bi doon jënd détail doon ko jënd 13 500 14 000 14 500 15 000 15 500 te taxul woon mu yokk kilo ceeb bi li mu ko doon jaayee ci boutique bi di 300 yow nga xëy na da ngay permettre grossiste bi mu wàññi ci saaku ceeb bi xëy na 500 wala 1000 francs mu yam ci 14 500 wala 15 000 jaay ko détaillant bi nga ne détaillant bi nga xam ne yokkul woon bi saaku ceeb bu yokkoo dafay wàññiwaat ceebam ndax wàññil nga lu tax mu mën a am jot ci saaku ceeb bi ci ay 14 500 wala 15 000 loolu mooy caaxaan wàññi amul diwlin ji nga fekk litre diw ci 600 litre diw ci 600 fukki at mu doublé waat egg 1200 nga xëy benn suba ne Sénégal yi wàññil naa leen 100 francs ci litre diw kenn ku nekk daw di tàccu da ngeen di juum xamoo leen li xew 600 lañu ko fekkoon ñoom ñii naan wàññi nañu ko 600 lañu fekkoon litre diwlin et ban diw lañu wàññi sax voilà la question da ngay dem ci boutique ñu jaay la litre diw 1000 francs da ngay dem ci boutique ñu jaay la litre diw 1100 francs da ngay dem ci boutique ñu jaay la litre diw 1200 da ngay dem ci litre diw ci boutique ñu am yeneen xeetu diw yi ñu nii dañu ko filtré nangam 1500 waa léegi ban lañu wàññi 100 francs bi doon jar 1200 est-ce que dañu ko leeral ak importateur bi nga xamante ni bi xam nga diw moom daanaka dafa mel ni moom dafa am particularité am ku nekk ak sa modèle ku nekk ak sa nom bi ngay jox sa diw ni nga koy jaayee yaa xam mais ban diw moo doon jar 1200 te ñu tegg ci 100 francs nan lañu ko ci teggee kañ lañu ko ci teggee kañ la ñuy pratiquer njëg yooyu kan moo koy contrôler ban suivi lay am nu ñu identifier ñi respecté wul wàññite googu lan la ñu wàññi boo bëggee dëgg-dëgg lenn dong mën a tax ñu wàññi dund gi mooy wàññi train de vie de l'État
c'est-à-dire ñi ñu jiite nekk suñu ay nguur li ñuy dunde moo cher ci wàllu oto ci wàllu carburant ci wàllu logement ci wàllu salaire ci wàllu caisse noire ci wàllu détournement yi nga xam dañ koy annoncé te du mujj fenn xeetu jalgati par parloo woote taxas genn wet gu doy waar ñu naan wàññi nañu bu fekkee amoo seetlu da ngay applaudir boo amul fulla boo leen weddee ñu ut ñu teg ci sa kaw pour ñu contredire la di la attaqué wàññi bu ñu koy wax du waa Dakar ak waa capital régionaux yi déedéet bu ñuy soxla dëgg-dëgg wàññi mooy wàññil ñi nga xam ni ay kaw-kaw lañu wàññil ñi nga xam ni mooy ñi ngeen di woowee ay baadoola mooy ñi seen loxo jotul seen ginnaaw ñi nga xam ni dañuy négocier pour am café gu ñu naan ñiy négocier pour am kilo ceeb bu ñu togg ñi nga xam ni dañuy gobar jaas yi bu ñuy toggee añ ci la ñuy tibb lu ñu mën a lekk ngoon ndax wóoru leen ba xam ngoon daañu reer wala déet jamono ji nga xam ni yokk nañu aliment de volaille aliment de bétail te dara sababul yokkute gi loolu ay industrie étrangère tey bu ñu Sénégal bu ñu dooleeloon entreprise nationaux yi fi nekk Sedima bu Babacar Ngom NMA Sandar bu fekkoon dooleel nañu leen jàppale leen ni mu jaadoo yeneen industrie yi fi nekk te moom pratiquement plus de 70% de production du ñu fi nekk di def lu leen neex misaalu Grand Moulin de Dakar am monopole bu doy waar ci di saxal nu mu ko neexee ci njëg yi te ni mu koy doxalee amul benn yërmande ñu toog seetaan leen loolu beneen thème lay doon dinaa ci ñëwaat mais c'est juste pour leeral leen ni wàññite gii ñu annoncé amul wàññite réalité bu wàññite da nga koy fekk ci marché bi kii dem di jëndi xam ni suukar wàññi nañu ko kii dem di jëndi xam ni wàññi nañu ceeb bi kii dem di jëndi xam ni wàññi nañu diw gi lu ñu yokk man fee bàyyi denrée de première nécessité lan mooy wàññi ci ceeb 25 francs fekk ni jiitu na ko 2 mois nga yokk ci mburu mi 25 francs kilo ceeb nga wàññi ci 25 francs 200 grammes mburu nga yokk ci 25 francs 200 grammes nga yokk ci 25 francs wàññi ci kilo ceeb nga ni 25 francs te wàññite gi ngay wax ci ceeb bi kenn gisu ko fan lañ koy appliqué ban boutique ban commerçant moo ko appliqué fi mu nekk nii yéen ñiy jënd ceeb kañ lañuy commencé jënd ceeb 275 francs kañ lañuy commencé jënd litre diwlin 1100 francs kañ lañuy commencé jënd kilo suukar 625 francs bu ngeen ko commencé ni ngeen ko médiatiser ba nit ñi xam ni fii lañu koy jaayee gis nga bu leen nangu mukk ñu leen di annoncé ay wàññiteef yoo xam ne dañ koy lëndamale seeni ay bët ngir fàtte ko yeneeni tur yoo xam ne ay njombe la yu jóge ci seeni ay def-def yokkute la ñu gën a gis waaye wàññeeku kenn gis ko bi ñuy yokk mburu mi ab ministre moo taxaw annoncé ku mu ni dang mu ni amuñu ci pexe jël ay prétexte ay bele jël ay prétexte importation bi dafa cher fa muy jógee dafa nangam cours mondiaux yi dafa yéeg et cetera joxe ay détails mais mu foog ni état dafa war xool nu muy collaborer ak ñiy importer blé bi ak industrie fi indi blé bi mu yombalal leen ci wàllu taxes yi comme ni mu ko annoncé woon bu amee ay meññ yu bëgg a weñ seen loxo état dafay bañ yow tegg say taxe yombal njëg yi ba noppi meññee yi ni faw ñu yokk njëgu farine bi ñu di déet ñu yokk repas bi ñu di déet ñu yokk aliment de bétail ak volaille aliment de bétail mooy repas bi nga xam ni léegi ëpp na ñaari junni li muy jar bien sûr ëpp na ñaari junni li muy jar yu mel noonu boo koy xool ba ci biir da ngay jaaxle ci ñun suñu gouvernants yi ban considération la ñu am ci ñun sénégalais yi est-ce que yëg nañu ni ñun ñu ngi souffrir est-ce que yëg nañu ni ñun dañuy am ay jafe-jafe ngir lekk
ñoom fàtte nañu ni fi ñu toll ñun tey ñoom tolloon nañu fi mais boo mënul nga ni mënoo boo toppee sa ndeyjoor nga topp sa ndeyjoor c'est-à-dire boo toppee sa bànneex di jël ci réew mi loo xam ni keesu réew mi antanu ko ci sa wàllu train de vie dëkkuwaay oto luxe compte banque ak yeneen yoo xam ne leerul ci alalu askan bi mais faw mu metti ci askan bi faw mu diis ci askan bi faw mu nekk ay jafe-jafe ci seen wàllu dundin boo tëlee nangu ko boo yokkee nangu ko assumel mais di leen nexe ay wàññiteefu 25 francs 50 francs te loolu kenn du ko gis benn yoon ci njëg yi ci marché yi et puis am ay presse yoo xam ne dañuy xëy au lieu ñu traité ko ci na mu jaadoo mel ni loolu cadeau la bu jógee ci gouvernement bi. Du benn cadeau, dañu leen di nax yu wàññite bu amee daañu xam ne wàññite am na wàññite amul mayee ci ndeyjoor nangoo ci càmmoñ ku nekk mën na ko. laata ngeen di tudd baatu wàññi li ngeen yokk ëpp na fukki yoon te kenn du ko wax. prétexte yokkute am na ci àdduna bi, prétexte boo xam ne kenn du ko sax mën a justifier, hausse boo xam ne kenn mënu ko justifier. def ngeen ko ba tàyyi ci lépp a yokk Sénégal, lépp pont, fil de fer, bool, cure-dent, lépp lu ñuy jënd dafa yokk lépp. waaw léegi ngeen xëy wàññi 25 ci suukar, 25 ci ceeb, 100 francs ci diw, ñëpp di tàccu di yuuxu te wàññi tegoo kenn gisagu ko kañ lay entrer en vigueur. jox leen ñu délai ak date bi ngeen di yokk tàgguwu leen kenn. wàññi ñaari 25 ak benn 100 francs tax ñaari ministre daje di waxtaan di indi ay justification te kenn xamul kañ lay entrer en vigueur. association consumériste yi di wax. ma ni wàññite dafay amul. bu ñu wàññee ku nekk di nga xam ne wàññi nañ. jàngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ak MMD Média daañu leen toppal xibaar bi incha allah des leen ànd ak chaîne MMD Média daañu gën a justifier leeral ci dëkk village yi te daw benn wàññite amul. leeral souffrance ak coono bi nga xam ni moom la villageois yi di dund te tey ñu war ko dénoncer war ko yëgal nguur gi xamal leen ne askan wi ngeen jiite sonn nañu ñu ngi souffrir. jàngeen jëf.